coow li bëri na lool ci diggante maire bu Liberté 6 extension ak jaaykat ya li ko sabab nag di daaneel bi maire bi bëgg daaneel marché Baraka bi muy mel ni nag délégué marché bi ak ñi topp ci moom ànduñu ci ndax nee nañ marché bi duñ ko toj tey duñ ko toj ëllëg te bañuñu ci ba egg fa mbaxana doone benn ñenn ci jaaykat yi ñu dékk suñu micro ñu ñuy xamal ni seen sutura ci marché bii la nekk te lii rek lañ yaakaar ngir dundal seeni njaboot ñu teewlu seeni kàddu. depuis 2019 la mais ba léegi tegaguñu dara loo xam ne leer na ci suñuy loxo ñun daal ay waxu verbalement daal la ñuy dégg te wax dëgg fa neex yàlla dañu yaakaar ne autorité du dox ak ay kàddu yu muy sànni noonu dafa war a bind kayit buy firndeel li muy wax. début bi ànd na fi moom ak sous-préfet ak promoteur bi ñu toog déglu leen mais ba ñu waxee ba pare kenn tegu ci kàddu. léegi benn comité 9 personnes lañ ñu defaloon bi ñu defalee comité 9 personnes bi dem nañ quelques réunions après finalement ñoom dañ ñu promettoon site de recasement sous-préfet moo ne woon tant que amuñu site de recasement du ñu laal marché bi. léegi comme site de recasement amul woon sous-préfet nañu dem leen toog bu léegi bu ma si amee lu leen leer dinañ leen woowaat informer leen mais depuis lors ba léegi kenn woowuñu kenn waxul ak ñun aussi. dañoo toog rek ba dégg suñu maire mu ne day démolir marché bi le 15. li sabab toj bi nag dafa am lu bari lu ko wund ndax dañ fi mobiliser woon la section de recherche pour ñu def ay enquête ndax dafa am ay cantines yoo xamante ne fii dañu nekk en litige te ci biir cantines yooyu am litige am na ay conseils municipaux yoo xamante ne ils ont la main mise de cette affaire donc qui veut protéger ses collaborateurs foog mu jéem a xool les voies et moyens yam mën a utiliser pour protéger ses collaborateurs marché bi dafa laajul ñu mabal ko marché bi laajul ñu démolir ko dama bëgg a mettre def le discernement entre démolition et réfection. li ñu bëgg a wax rek mooy dinañ dugg ci benn voie pour won ko ni lépp lu muy def daf koy def ci ay tiitalaat ay xoxatal mais ñun nous sommes très sereins. parce que dañoo xam maîtriser li ñuy wax parce que marché bi dañ fi yàgg xam ko moom xam na parce que ñëw na fi xam na ñi fi ne donc li bi ma ciy dolli ci li ñu fi wax mooy wax nañ ni dafa am ku dal bi daanu ci kawam mu wàcc liggéey kooku bi dal bi di daanu ci kawam man maa taxaw ak moom ak ku ñuy wax paate ñuy waxtaan dañoo jekki-jekki dem te c'est pas du dal bi moo dal ci kawam benn côté boo xamante ni dal bi daf doon rouge dafa arrière rek mu dal ci épaule bi keroog ñun ñoo ko yóbbu hôpital ci sunu xaalisu keesu marché lañ ko fajee ci lañ ko yóbbu transféré ko Grand Yoff fii CTO foofu la defee traitement ba wér na cëng ba continuer di xëy si ngénte na fi ñu dem ci tuddam mu toogaat fi di liggéey li ko daloon nag ba muy feebar loolu secret médical la du ma ci wax. ñu ngi leen di wax aussi promoteur bi nga xam ne moom la ñu bëgg a jox marché bi yéen ñëpp journaliste na ngeen dem internet ngeen tapé turu société bi ak turam ngeen xool promoteur boobu mooy kan. marché boo xamante ni yow da nga ni promoteur nga am nga crédibilité am nga doole ba war a mën a daaneel marché bu toll nii amoo lenn looy def lu dul ñëw convoqué borom cantine yi. ne leen yéen seen bopp yéen a may jox xaalis bu may yóbbu banque pour garantir ñu lebal ma xaalis bu ma tabaxee seen marché parce que mu ngi laaj borom cantine bu ne 300 000 francs man xaw ma nag ban genre promoteur la loolu promoteur moom da ngay leb ñi ngay tabaxal yóbbu ko banque ñu lebal la pour nga tabaxal leen loolu musuma koo gis Sénégal. ça c'est pas un dossier politique dafa nekk loo xamante ne intérêt ñëpp la intérêt askan wi la donc nañ ko teg ci yoon jaar par la voie légale. jox nit ñi seen àq ak seen yelef bañ ko salfaañe fii ñi fi nekk ce sont des citoyens sénégalais am seen droit am lu ñu war a jëriñ ci seen réew am tamit loo xamante ne seen àq la nañ leen ko jox ba mu mot sëkk. il faut na ñun ñëpp déggandoo nañ ko ci ay kàddoom mu ne marché bi dafa délabré mais waaj a daanu ci kaw yi loolu moo waral te dafa am projet bu bees méga projet boo xam ne moom la bëgg a réflexion defaraat marché daal. loolu kay mooy musiba naaru laay. ndax ñun bañ fi ñëw 2009 ba léegi dañuy doon daana ko jëkk di xëy di daana ko jëkk 4 heures nga wàcc ñu gën a dëgër fit daan wàcc timis boobu marché bi amul courant amul dara neexutoon ba tey yàlla dogal mu neex ñu xëy ñëw ne dañ koy daaneel
loolu suñu ko defee mooy toroxal nañu ñun doxuñ ay jaaykatu dorog ñun doxuñ ay bandi ñun agressé wuñ sàccuñ fenuñ daan suñ doole la ñuy def donte lu ñuy liggéey bëriwul am bi bëriwul wante yàlla ak ñu sàng sutura ñu ci yor suñu njaboot. xanaa ci yàlla waaye aw ma feneen fu ma jàpp gannaaw yàlla ndax aw moom xëy sama doom amutam xëy sama jëm mag sama borom kër jëm mag fii la ñu yaakaar gannaaw yàlla. damay torox rek la may def ndax dèjà maa ngi ñaari mag ñoo xamante ni sama yaay sama papa ñoom kenn mënatul ñoom ñëpp man lañ yaakaar ak samay maam parce que bi ñuy yëngal nii sax ñoom ñoo gën a jaaxle ndax xam nañ ne tey bu ñu tojee marché bi man liggéeyatuma ñoom dañuy torox ndax ñoom ñëpp man lañ yaakaar mais bu ñu tojee marché bi danañ toroxal ñëpp ñi daal bu ñu sañoon duñ ko toj soxlawuñ ku ko toj. te ba pare c'est pas un Sénégalais même bu dee étranger sax bu jub bu baax bu mën a liggéey soxla nañ ko parce que am na ay Sénégalais yu dem bitim réew di tabax di def leneen mais étranger bu jubadi ñëw bëgg ñu escroquer daaneel nga Gueule Tapée fondement woo bëgg ñoo daaneel na fii benn parti gis ngeen bi zinc yi daanoo dafa am gàcce moo tax fi ne nii nelawatul parce que dafa gëmloo woon ñi ko doon garder ne leen valeur ay milliards la fi denc na ngeen ko garder alors que ñooñu c'est des gens yoo xam dañ ñëwoon pour jéem ñu tiital parce que ñun xëpp ñu tiituñu rafuñu gëmmuñu faalewuñu leen sax. les exploitants les occupants fii ñu ne dañu laaj yenn barab yi te du marché bi yëpp c'est une petite partie parce que partie boobu ba nga xamante ne commencé na dal yi am di endommagé c'est parce que dañu defar dal yi te defuñ ci étanchéité mais partie bii ñu tiim moo njëkk fuuf partie bee nga xamante ne dal yi dafa endommagé woon ba ñu wax seen borom am autorisation wax lépp ñu waxtaane ko ak la mairie ba seen i borom tàmbalee defar seen i cantine ñu jékki-jékki arrêté processus boobu lu tax parce que dafa am ñoo xamante ne dañoo nekk ci mairie bi bokk ci conseil municipal bi luubal fi ay cantine jàmbur on a le dossier la section de recherche ñëw na fii sur le terrain def des enquêtes ñu jël dossier boobu dugal ko mu nekk procédure judiciaire te loolu il va falloir que ñu dem ba xam lan lañ ciy jëlee. loolu dañu bëgg mu leer malgré banque mondiale daf ñu ko lebal daf ñu ko may dafa ñëw fii ñu gëmm suñuy bët ngir yàlla parce que boobu ñun dañoo mar courant mu jaay ñu ko chaque compteur 30 000 francs encaissé ko def ci keesam mu nekk ay millions 10 millions 200 la ñu jaayee ay cantine ay compteur yoo xamante ni boo demoon Sénélec defal ko sa bopp directement 4500 lañ la koy jaayee 4500 ak 30 000 jël ko nga teg ko ci balance ba xam mën nañ leen a peese donc il n'est qu'à arrêter fii tapet nekku fi ragal nekku fi te bu ñu jàpp ni dañuy faire le bordel wala faire le malin dañoo taxaw ci li xam nañ ñu ngi ñuy wax nag ay nguur kenn du xeex ak moom ay lii nguur tamit du noggatu population nguur bu mu jàpp ni nguur ñun ñoo ko fal nguur ñoom xamuñu lan mooy définition nguur mooy population Tandé Agne buñ ko waa Sicap voté lul woon du nekk dara du exister ay nit ñooñu muy xooxatal ñoo ko fal donc ñun ñooy nguur du moom mooy nguur bu ñuy wax nguur kenn du xeex ak moom ñun kenn du xeex ak ñun parce que ñun ñooy nguur 5 mois moo ko fi dese 5 mois nag xalaat leen ndax mun nañ ci defar centre commercial 7 étages dama leen di laaj centre commercial 7 étages ndax ci 5 mois mun nañ ko ci defar te politicien du fondement lu mu dul inauguré surtout maire nga xam ni sa doole bariwul yoroo ñaar dërëm loo inauguré loo defar lu mu ndaw di nga dem inauguré ji ko même bu dee benn poste benn cantine benn bu dee kesku ci mbedd mi di nga ko inauguré ji pour wane ni yaa ko defar loo xam ne nag yaa ngi pare pour dem ngay rayanteeg say doom yoo xamante ni nii sont honnêtes ñun nous sommes des légalistes dañoo am ay cantine nekkuñu ci mbedd BRT bi mu demee fii rond-point 6 fekk fa ñoom te ne ay mbaar lañ def da leen a dédommagé lu am solo am nañ ci ay xarit ñu dem te delluwaat nañ sax tegawaat fa seen i cantine seen i yëf mais ñun suñuy cantine lañ am di fay ay taxes ren ñëw na jël si fi impôt accompagné na impôt domaine pourquoi mu ñëw laaj ñu impôt ren te war a daaneel marché bi li muy wax c'est archi faux li ñu leen woon ci ay këyit dafa leer te yor nañ yeneen këyit yu gën a xóot yooyu fu mu dem dinañu fa fekk dinaa joxe benn anecdote bukki dafa waroon a course ak mbonaat
jàpp ni moo ko gën a gaaw Bouki Mbonaat dem woowi ay mbokkam ne leen mbottu ne leen Bouki ma gën a gaaw nañ teg système fii ba Thiès lañ war a course yéen ñëpp nañu rangé wu fii ba Thiès na kenn taxaw Dakar kenn taxaw Tëngéej kenn taxaw Bargny kenn taxaw Pout kenn taxaw fële saa yu daayee ba xoox bu tourné gis benn mbott mu defee ni benn mbott boobu lay coursel te mbokki mbott ñoo ànd di course ak moom ñun waa marché bi pare nañ fu mu tourné fu mu dem fekk fa suñuy dossier wasalaam